ay conférence de presse ak yeneen pourquoi choix boobu ngeen ubbil leen ko lan moo ko waral. ñun boo jëlee suñuy statut dafa wax ne képp kuy membre FRAPP obligation la nga nekk ci wetu askanu Sénégal buy xeex nga nekk ci wetu askanu Sénégal bu ñuy noot boo gisee nga ñuy gis ci wetu waa PCC yi waa ABS animateur culturel yi waa Pikine fële ci booru armeel yi waaw waa Pikine ak ñoom seen waa Tobène waa Kiñaabuur waa Guéréo ak ñoom seen lim bi dina gudd waa Ñaagis et cetera suñu statut moo ñu ko imposé bu ñu nekkoon beneen mbootaay xëy na ñu am beneen taxawaay waaye suñu statut moo ne forcé yéen waa FRAPP ngeen nekk ci wetu askanu Sénégal gratuitement ngeen koy def wala dafa am léegi gratuitement ngeen koy def nekk ci wetu ñooñu ñuy noot di xeex mooy benn déglu leen ñaar ànd ak ñoom ñett recevoir leen loolu moo tax ñu am siège pour ñun suñuy réunion waaye pour tamit dalal ñi nga xam ne soxla nañ ñu d'accord waaye itam bu fekkee ñoom itam ci biir pour jot seen àq ak yelleef pour xeex dañoo soxla def conférence de presse waaw suñu siège mu ngi fi gratuitement pour def conférence de presse gratuitement alors ñi ëpp ñi nga xam ne ñooy def conférence de presse suñu siège du ñu fay au niveau du FRAPP benn suñu siège dañ koy fay dañuy fay luwaas fay courant fay ndox fay ki nga xam ne moom moo koy nettoyer boo nekkee membre FRAPP obligatoire nga joxe cotisation minimum 1000 francs am na ñuy cotiser 1000 francs am na ñuy cotiser 2000 am na ñuy cotiser lu ko ëpp alors xam nga ne pour organisation boo xam ne nee na du jël xaalisu ONG du jël xaalisu Macky Sall nga yore rek sa cotisation nga am loo xam ne bëgg nga ko def dina métti donc ñun lu ñu def mooy benn wax membre yi na ngeen cotiser ñaar ñi nga xam ne dañuy ñëw def conférence de presse ñu ne leen bu ngeen mënee contribuer leen d'accord ndaxte bu ngeen ñu jàppalewul dinañ ñàkk suñu siège te bu ñu ñàkkee suñu siège dinañ ko ñàkk pour ñun dinañ ko ñàkk itam pour yéen ak kon ñi def conférence de presse dañuy fay non du ñoom ñëpp li ci ëpp fayuñu li ci ëpp joxewuñu mais am na ñoo xam ne dañuy joxe am na ñoo xam ne d'accord dañuy ñëw rek ne la am joxe nañ 2 junni jël facture am facture waaw parce que am nañ trésorière boo xam ne moom la ñuy virer xaalis yi pour ñi nga xam ne dañuy joxe d'accord ñi nga xam ne dañuy joxe xam nañ suñu turu trésorière xam nañ numéro téléphone suñu trésorière waaw bu fekkee am nañ lu ñuy joxe ñu jox ko am na ay sénégalais yoo xam ne soxlawuñu sax ñëw suñu siège pour ne ñun kat seen liggéey jàpp nañ ne amal na solo citoyen sénégalais yi jël leen 4 junni yi wala 10 junni yi wala junni bi wala sax 1000 francs parce que gis ngeen am na benn campagne de levée de fonds bi nga xam ne depuis 1 mois mu ngi daw di nga gis ñuy joxe 1000 francs ñuy joxe 500 ñuy joxe 50 000 ñuy joxe 10 000 mais dañoo jàpp ne suñu siège këru askan wi la te li ñu gëm itam mooy. non bu doon këru askan wi kay dafay gratuit. waaw non bu doon këru askan wi. waaw non kon du ngeen ci laaj 1 franc. Papa Laye xool ma naan Papa Laye maa lay jaar lekk Papa Laye xam nga benn ñun waa FRAPP dañoo toog lu ëpp fukki weer ak ñaar di ut siège fu ñu dem pour joxe suñu xaalis gars yi ne yéen nu ngeen tudd ñu ne leen FRAPP France Dégage gars yi ne non merci li ma nekkee kaso mois de février génnaguma ci laa yëg ne am nañ siège fekk ne lu ëpp weer ñu ngi wut kon déjà am siège yombul benn ñaareel bi boo bëggee def conférence de presse fii ci biir Dakar lu mu gën a néew di nga fay ay fukki junni wala 60 000 mais dafa am solo organisation bu mel ni ñun buy liggéey ak ay population yoo xam ne dañuy yittewoo def conférence de presse te mënuñu fay ay 200 000 wala 100 000 ñu am siège léegi nag ñun nag amuñu fond politique ñun nag tàllaluñu loxo ay Osiwa wala ay Soros ak ñoom seen fu ñuy jëlee suñu xaalis mooy ñun suñu cotisation man par exemple damay cotiser ñun ñëpp dañuy cotiser d'accord waaye tamit dañuy wax nit yi nga xam ne am nañ yaakaar ci ñun bëgg ñu jàppale leen dañ leen di expliquer ne leen kat siège bi dañ koy fay mois bu nekk. d'accord mës naa dégg aussi benn nit muy Ibrahima Sène dama koy tudd parce que c'est pas compliqué muy laaj notamment yow fan ngay jëlee sa train de vie par exemple li ngay dundee fan lay jógee sa train de vie fan. mais naa la tontu Pape Ngagne. tontuwaale ko moom aussi. non yow yaa ma ko laaj
naa la tontu Pape Ngagne mais foog nga leeral ma benn affaire. lan mooy sama train de vie. parce que boo waxee da nga am train de vie bu doy waar. ba ñu soxla waxuma xam nga. waaw léegi man dama lay laaj par exemple tey. dama lay laaj lan mooy sama train de vie. non attends. dama lay laaj. non am nga train de vie. waaw ban mooy sama train de vie. même bu fekkee da ngay jël car rapide. waaw ngay dem di ñëw. waaw même yaa ngi lekk sombi sa biir kër. waaw am nga train de vie. waaw c'est-à-dire bu ñu la ko laajee tontul ci li nga mën a tontu. non mais boo bëggee ni lan mooy sama train de vie loolu c'est autre chose. xam nga kooku noonu ngay tudd. waaw muy Ibrahima Sène. bi mu koy wax ba mu koy wax parce que y a la lettre et l'esprit lim si jublu woon mooy xool leen Guy Marius Sagna ni muy doxalee nii dundinam bii du xaalis bu ndaw moom mooy tax mu mun dundee nii moo tax yow ma lay renvoyer question bi lan mooy sama dundin ba tax ñu war a am xel bu ñaaw war a questionner d'accord sama train de vie est-ce que man aw ma woon oto léegi dama am oto est-ce que man dafa amoon fi ma dëkkoon dëkkatuma foofu Pape Ngagne est-ce que xam nga ne juste avant may dugg camp pénal man dama amoon ay arriérés de loyer ñu utal ma sax huissier pour génnee ma sama kër ma obligé pour fay loolu ma bàyyi kër googu xool naka lay fayee loyer boobu ma dëkk foo xam ne lii xëy na Thomas Sankara doon wax xëy na moom la burkinabé yi doon wax. entrée couchée est-ce que problème boobu moo tax nga bëgg a def kaso mu nekk sa kër problème mu amuloo loo fayee location nga bëgg a def kaso mu nekk sa kër. mais waaw am na ñoo xam ne yomb quoi ñu gàddul la lépp quoi ndekki añ reer nga tëdd. waaw am na ñoo xam ne mën nañ am gis-gis boobu. mais bon du ma commentaire loolu. parce que je trouve que c'est de la provocation. ok et que c'est indécent. ok. allez-y. non pare na. parce que question bi moo nekkoon. lan mooy sama train de vie. waaw ba tax ñu war ko questionner. foog ñu wax ma qu'est-ce qui sort de l'ordinaire. ndax damay voyager par avion ndax damay dawal léegi oto ndax lan moo war a tax bu dee siège bi du sama siège u FRAPP la. du man maa koy fay. d'accord man bokk naa si ñi di cotiser. bu dee déplacement yi mais FRAPP dafa am trésorier. donc dañuy dajale suñu xaalis ñu fay suñu déplacement bu ñu ko amee. d'accord donc lan mooy sama train de vie bu war a tax ñu ma koy questionner man bëgg naa xam. d'accord mais pour être Ibrahima Sène boobu nga doon tudd pour man na commencer d'abord par xool benn ci ñaar fukki réew ak ñett yi gën a ndóol ci àddina bi naka la ñu mënee nangu président de la république am 8 milliards yoo xam ne du ci rendre compte kenn lu mu ciy def mooy yéen militant APR bu Matam am leen passe 30 millions militant APR bu Thiès am passe 10 millions pour man c'est ça la question le débat mooy naka la ñu mënee am réew moo xam ne dañoo am ay inondations ba pare ñuy permettre SNHLM DG bi di am oto buy coûter 50 millions PCA bi chaque 5 ans mu mun jënd oto buy jar 45 millions et c'est comme ça ci direction yëpp wala ci agence yëpp. pour man c'est ça le débat bi mooy man je le pousse plus loin man damaa jàpp ne tey jii nii député yi sax waruñu am salaire dañ leen war a jox indemnité de session. débat bi mooy pour man réew mu mel ni Sénégal warul am HCCT warul am conseil économique social et environnemental bu dee train de vie wax dëgg yàlla d'accord ñi nga xam ne dañuy wax sama train de vie bi jara seet mooy train de vie de l'État mooy train de vie suñuy ministre mooy train de vie ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite suñu ay société te ñuy surga askanu Sénégal te di dundee ci anam boo xam ne. non mais peut-être aussi bu ñu koy wax dañuy njort ni peut-être dafa am ay lobby yu nekk derrière FRAPP wala ay lobby yu nekk derrière leneen te loolu aussi c'est important mënuñu rek gis par exemple Guy Marius Sagna di génn wala ñi mu bokkal front di génn te mënuñu aussi questionner wu xool est-ce que ñi amul ñu nekk seen ginnaaw pour di leen pistonner di leen jox xaalis pour di leen jàppale pour leneen loo xam ni sax mën na bañ a nekk njariñu réew mi. ñaar laa ci wax benn bi ñun dañuy encourager citoyens sénégalais yi dañ leen di encourager ñuy seet di seetantal nous les encourageons à la vigilance y compris vis-à-vis de nous benn ñaareel bi mooy état du Sénégal. ak moyens yi mu am yëpp. mais parce que wax nga léegi ne parfois nit mën na yëkkati benn 20 000 ni maa ko participer. waaw noonu nit mën na yëkkatee 20 000 noonu la mën na yëkkatee 10 millions aussi noonu la nit mën na yëkkatee leneen. moo tax ma ne. te xam nga loolu bu fekkente ni mi ngi jógee ci ay yenn yoo xam ni peut-être leerul mais loolu dafay nekk leneen aussi. ñaar laa ciy wax benn bi mooy que
État du Sénégal ak son système de renseignement qui est un des plus performants en Afrique pour ne pas dire ci àddina bi wax dëgg yàlla ñun bu fekkee dañuy laal xaalis bu lewul wala bu jóge ci fu lëndëm je crois que État du Sénégal am na suffisamment de moyens pour xam ko yow nag boo bokkee ci majorité présidentielle nga bëgg a yàq deru waa FRAPP pour man loolu yëfu ñàkk fayda la parce que yow yaa moom police yow yaa la police yow yaa ko yore gendarmerie yaa ko yore les renseignements généraux yow yaa ko yore donc c'est facile de prouver que Guy Marius Sagna wala les autres membres du FRAPP wala tout le FRAPP ñu ngi ci ay activités occultes illicites ak ñoom seen ñaareel bi ma yokkaat ci li ma doon wax sànq wax dëgg yàlla. mais aussi même bu fekkoon c'est mais aussi ay critiques la yoo xam ni war ngeen ko mën a jël objectivement ni ngeen di critiquer ñeneen noonu lañ leen war a mën critiquer aussi. ñun c'est-à-dire ku mel ni Ibrahima Sène am na droit aussi wax ni train de vie Guy Marius Sagna war nañ ko xool wala mu wax train de vie wu keneen mais loolu bu ko waxee yéen aussi da ngeen am devoir wax ko lii mooy suñu point de suñu train de vie mais du nekk loo xam da ngeen koy jàppe benn critique wala benn xas wala benn saaga wala comme ni nga ko waxee c'est indécent man je pense que loolu du tontu bi. xam nga li ma ciy tontu moo di ne. parce que yow aussi mënuloo xëy longueur de journée sa xalaat yëpp da nga koy wax ci état bi nga xam ni moom personnellement daanaka allié la ci. mais moom aussi am na sañ-sañu aussi am xalaat ak gis-gis ci sa comportement ak sa doxalin. man bu ma nekkoon ci état du ma ne war nañ lijjanti train de vie Pape Ngagne damay wax service yi nga xam ne ñun ñoo ko contrôler dama leen di actionner ñu def enquête loolu mooy fulla loolu mooy fayda xam nga koo xam ne nekkul ci état kooku mën na wax mën na njort mën na xalaat mën na def ay réflexion waaye yow boo nekkee ci état. mooy li mu def. non moom mu ngi ci majorité présidentielle bu fekkee affaire boobu ñor na ko waru ko woon sax génnee xam nga lan moo ko waral dem gis Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk coalition Benno Bokk Yaakaar ne ko Aly Ngouille Ndiaye wala mu dem OFNAC. voilà wala mu dem OFNAC comme yéen ni ngeen ko defee. mais ak Mansour Faye. nu mu tudd Pape Ngagne yaa ngi confirmer li ma wax. ok dama ne. moom ak keneen. non d'accord naa ci li nga wax kay moo tax ma wax loolu wala mu dem OFNAC. c'est tout c'est-à-dire muy beneen nit bu nekk. am na sañ-sañu am lu ko jaaxal ci Massamba wala ma Demba. mu dem OFNAC. absolument c'est-à-dire bind plainte am daal ni Guy Marius Sagna ak FRAPP bëgg naa xam seen alal fan lañ koy jëlee. mais ñu convoqué la. mais loolu ça ne nous choque pas. ok li may choqué mooy. yow nga am possibilité yooyu yëpp. parce que yow yaa nekk ak état ngay toog di wax waroo wax da nga war a jëf. da nga war a actionner les leviers yi dem defi seen enquête jox la ay résultats. bu ñu la waxee non ni ko état mën a defee noonu la ko citoyen bi mën a defee parce que OFNAC aussi ubbi nañ ko pour ñëpp parce que yéen def ngeen ko. porté ngeen plainte mais Pape Ngagne bul jaxase lu bokkul. waaw damay ne ñi nekk ci majorité bi du rek OFNAC la ñu am. xam naa dañu am seen ay leviers. voilà les services de l'État d'accord les renseignements généraux ak ñoom seen d'accord ñoom ñoo koy contrôler Pape Ngagne Sonatel say message ñu ngi koy gis. bien sûr bu ñu ko bëggee gis dañ koy gis. ça c'est clair. donc. ça moom c'est donc Fatou wala Doudou. au lieu ñuy wax naan waa FRAPP wala Guy Marius Sagna nañu def lu ñu war a def seeni enquête te kenn du yëg bu fekkee suñu taxawaay dëppoowul ak yoon ñu tëj ñu wala def xawma instruction wala affaire yooyu. d'accord mais jarul wax. alors ci introduction bi junj nga ma wax nga ma sax yaatal nga ko que mën nañ leen woowee révolutionnaire wala ci mouvement citoyen wala dara est-ce que mën ngeen ci egg ba participer ci ay échéances électorales. alors li ma mën a gum wax mooy li amagum ñun dañoo ne mouvement citoyen lañu. kuy bokk ci ñun sax kenn du la laaj ndax bokk nga ci parti wala ndax bokkoo ci parti. lu ñu la wax rek mooy FRAPP lii la. lii moo la war nga bokk fenn nga ñàkk bokk fenn su ñu newu ci. et que donc bu dee FRAPP ñu bëri mën nañ ci bokk même waa APR sax bu leen neexee. bu ñu ñëwee lire suñuy statut d'accord ci condition mën nañ ci bokk donc ñun joxe ay consignes mënuñu sax joxe ay consignes de vote bay wax ay waxu coalition ak ñoom seen xaw ma ndax comprendre nga ok élection législative 2017 fii la ñu fekk donc mos a gis FRAPP tout à fait ne j'appelle à voter pour tel candidat wala pour tel autre candidat donc ñun nekkuñu mouvement boo xam ne mën na joxe consigne de vote wala mën na joxe lu ëpp consigne de vote voilà. d'accord mais bëggoon naa xam parce que da nga ni ma ci moment bi rek nga ma mën a tontu muy le moment T. voilà. envisager woo leen ko parce que mooy lu ñu njort ni peut-être dans l'avenir parce que ci sa passé gis nañu sa ay activités politiques ndax mën nañ jàpp aussi ci sa avenir mën nañ ko xalaat.
ñaar benn bi mooy FRAPP musul waxtaanee ñu ne est-ce que dañuy jàppale diw wala jàppale diw. mais individuellement. maa ngi ñëw je crois même que am fitu ñëw réunion FRAPP di naan ndax waruñoo jàppale diw wala jàppale diw fooguma ne am na ay membres FRAPP yu am fit boobu ndaxte statut yi dafa leer nañ. d'accord léegi nag mais ci biir FRAPP am na ñu bokk parti Malick Gakou. am na ñu bokk parti diw wala diw. am na ñu bokk parti Mamadou Lamine Diallo loolu yoonu FRAPP newu ci. d'accord FRAPP lañ rek la ci wax mooy booy ñëw réunion FRAPP booy dugg siège FRAPP. d'accord sa mbubbu parti politique wala sa mbubbu xawma lan na nga ko bàyyi. ci buntu bi léegi Guy Marius Sagna ci parti kan la bokk. maa ngi bokk yoonu askan wi loolu wax naa ko ay yoon ki yoon wax naa ko ci sa plateau. ay nit wax nañ ko. maa ngi nekk biir kaso si reportage rek si portrait yi nit yi ñu ngi koy wax. man waxal naa ko sa mbopp. ñaareel bi journaliste yi nga xam ne ñu ngi gas ak yooyu voilà. xam nañ ko. dama nekk biir kaso di seetaan télé di déglu rajo mais dégg yéen ñi ngeen di wax ne voilà fii laa nekk. mais confirmé nga ko. mais man sax wax naa la ko. wax naa ko ñeneen ak ñeneen ci plateau. ok d'accord léegi personnellement ci localité wu ci élection locale am nga par exemple foo xam ni xalaat nga ni war nga fa mën a.